Mohamed Ndiaye. ci kàddu gi mbokki nuyu leen rafetlu ànd bi ak rajo Futur Média ni ñu ko junjëwoon ci bopp bi rek la ñuy duggee ak yéen ci yaatal gi doore xibaaru digg ba ci géeg lu soxal mbirum dem si yàlla Binta Camara tey jii lay defaat ba mu faatoo ak léegi kii ñu ne moo ko faat ma nga ca loxoy yoon war a xaar ab atem Moussa Omar Gueye ca Tambacounda. ki di Demba Traoré nekk procureur de la République ci tribunal grande instance bu Tambacounda nee na dootul yàgg dara mu daal di fixé date bis bi nga xam ne nag danañ amal àtte ki nga xam ne moom la ñu tuumaal ma faat bakkanu Binta Camara. Binta Camara nag ñu ngi faatoon bakkanam fukki fan ak juróom-ñett jàpp fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mai atum 2019 boobu ak léegi si def at ki nga xam ne nag moom la ñu tuumaal moo ko faat moom mooy Pape Alioune Fall placé ko sous mandat de dépôt ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru mai atum 2019 ci ndorteel weeru août ñu daal di dem ca saare gi leel foofu nga xam ni moom mooy kër Malal Camara ñu daal di fay amal reconstitution des faits xoolaat mbir yi ana nan la ko Pape Alioune Fall amalee woon ginnaaw loolu ci weeru avril bi mu demee bay teru ki nga xam ni moom mooy maître Clédor Ciré Ly mooy avocat wu Pape Alioune Fall daal di woon bind bataaxal di ñaan liberté provisoire waaye nag loolu dañ ko gàntal li nga xam ne moo jëm ci wàllu àtte Pape Alioune Fall naroon nañ ko amal ci weeru mars lu jëm ci wàllu feebaru coronavirus tax nañu daal di dandal àtte boobu le ci Tambacounda askan wi bëri na ci ñoo xam ne ba léegi ni si ñu ngi xaar lu jëm ci wàllu àtte boobu ana fan la wànnent di mujjeek ay gëtam. xanaa ñu di ko ñaanal rek yal na ko yàlla xaree aljanna. mais tax na daal lii nekk leçon ci lu bari. vraiment wàññeeku na. mais dañ koy dégg aussi ci yeneen région yi. encore sama doom la. vraiment sama loxo la juddoo. donc lu ma naqari la. waaw dañ ko criminaliser mais des na président nag gën a renforcer le viol. xam nañ léegi ku violé c'est sûr et certain tu vas prendre 15 ans 20 ans de prison. loolu yëpp war nañ ko mën a def monument par exemple boo xoolee Saare Gileel fu mu kii am na ay rond point mun nañ fa samp benn monument ak photo mag yooyu wala ci biir kër gi sax wala kër gi ci buntu ci mur bi def photo Binta Camara nit ñi ku romb rek xam ne fii mooy kër Binta Camara. ci yoon rayon telle année nangam pour que lii bu mu amati. Moussa Omar Gueye Tambacounda rajo Futur Média. Moussa Omar Gueye leneen ba tey des ci wàllu yoon ak yoonal ministre de la justice jël dogalub ñu dellu ci saal yi audience publique yi daal di am loolee waa union des magistrats du Sénégal ne bu dee amit nañu ko teg ci kaw yi matuwaay ci yan moo di ñu taxawu leen ci seen wàllu wér gi yaram ak it ñi nga xam ne ñoom la ñu war a àtt ñuy am lante ak yoon bu ko defee ci jamonoy coronavirus gi mu leer leen ne kon taxawu gawat danañu ko am. teewlu kàddu yi njiital union des magistrats du Sénégal Souleymane Teliko ñu déglu ko Alaaji Njóogu Jeen. ñun nag dañu ne ñun nous sommes des personnes responsables ñu ngi ci dëkk bi actuellement politique à l'échelle nationale mooy nañu reprendre toutes les activités d'accord nañ ci loolu mais dañu ne il faut que ñu jël nit ñi jël suñuy matuwaay ba nga xam ni feebar bi aussi du ñëw law ci biir tribunaux yi parce que loolu bu fi duggee du intérêt magistrat yi du intérêt greffier du intérêt personnel judiciaire waaye tam du intérêt public bi xam nga ne boo demee tey ci juridiction yi ci tribunaux yi lieu de regroupement la noonu dina fa am ay centaines de personnes suñu jëlul ay matuwaay ragal naa ni reprise bi danañu jural loraange te loolu bëgguñu. kon loolu day firndeel ne yéen du ngeen dellu ci liggéey bi reprendre audience yi fekk condition yooyu ngeen teg matewul. xam nga UMS moom association la maanaam du ñu ñooy dogal ni dañuy reprendre wala duñu reprendre mais am nañu sañ-sañ nag wax suñu xalaat yan condition la reprise bi war a am. bind nañ bataaxal ministère de la justice ne ko balaa reprise bi di am dafa war a joxe matériel adéquat toutes les juridictions yëpp jox leen masque jox leen gel parce que loolu du may ñoo ko war a jëndal seen bopp wala greffier yi désinfecté salle yi ba nga xam ni public bi aussi dañ leen di protéger loolu état bi la war te ñoom ñoo ko war a def dañ leen war a loolu moo war a jiitu ñuy reprendre benn ñaareel bi mooy magistrat yi nga xam ne dañoo war a reprendre bëgg nañ reprise bi bien sûr mais il faut ñu jël suñuy matuwaay ba xoolaat liggéey bi naka lay demee ba nga xam ni mesure distanciation yooyu ministère de la santé wax ni loolu mooy tax ñu fagaru mesure ñu respecté ko. avocat yi ci réew mi ñoom it noppi nañu ngir dellu ci saal yi wéyal layo yi ndax gis nañu ne lii di coronavirus bi bari na lu mu yàq ci seenub liggéey audience yu bari ñu audience yëpp ñu suspendre ko ci diirub ay fan yu bari loole bokk na ci lu mu leen jural nay gàllankoor ci seenub liggéey. am na ñu it mbir yooyu bëgg nañu ñu leeral leen ko mu jëm ci li ñu naan mesure barrière ana nees koy mën a doxalee ci audience yi ak yu ni mel des na ci ànd ak Koumba Sandiane Faye ci ab gëstu ci yeneen jotaayu xibaar waxtaane coronavirus beeg tolluwaay gi ci réew mi tey ji waa ministère de la santé xëy nañu ab bilan la nekk ci bilan tey bi ñu teewlu kàddu yi docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye directrice générale de la santé. ci junni ak téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaar test yi nga xamante ne def nañ ko juróom-benn fukk ak ñeent dellu si nañ ànd ak doomu jàngoro ji ci yooyu juróom fukk ak juróom-ñeent mooy li nga xam ne moom la ñuy wax contact mooy ñi nga xamante ne suñ bërëbu liggéeyukaay yi ñoo leen di topp te di leen di saytu juróom ci ñoom la ñuy wax cas communautaire
ñu ngi leen di fekk ci diiwaan yi benn ca Grand Yoff benn sa Diamniadio benn sa Fatick ñaar ca Touba téeméer ak ñett ñi nga xam ne feebar nañu te doon ci lal hôpital yi bi ñu leen saytoo gisatuñu ci ñoom doomu jàngoro ji wër nañu fukk ak benn cas grave nag la ñu am tey ñi nga xamante ne ñu ngi ci bërëbu sawetaas yi ci hôpital yi ñi nga xamante ne ñoo tëdd ci lal hôpital yi ci bésu tey bii seen yaram mi ngi am tan ci bésu tey bii dalee ko 2 mars ba léegi bi nga xamante ne ci la mbas mi dugg fii ci Sénégal ñu ngi toll ci 2 junni ak juróomi téeméer ak ñeent fukk ak ñeent ci ñi nga xamante ne ñoo am doomu jàngoro ji ci yooyu téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-benn wër nañu ñaar fukk ak juróom benn génn nañu àddina ci ñi nga xamante ne fi mu nekk ñu ngi leen di jox traitement bi ci lalu hôpital yi ñu ngi toll ci junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak benn. ci juróomi nit yi doon liggéey te ca hôpital Dantec te amee woon coronavirus juróom yooyu kenn ka wér na ñeneen ña ci des ñoo ngay faju ñu teewlu leerali docteur Atoumane Faye mooy coordonnateur bu comité Covid 19 ci hôpital Dantec ci téléphone Alaaji Njoku Jeen. juróom yooyu nga xam ne infection bi laal na leen malheureusement donc kenn ki alhamdulilah yàlla def na génn na démb parce que contrôle lañ ko ñaari yoon négatif na donc génn na yeneen ñeenti kenn ki dañ ko jël tey ji parce que bërki démb lañ door a xam ne am na virus bi léegi yeneen ñett yi ñoom ñëpp ñenn ñu ngi leen jox seen traitement wax dëgg yàlla fi mu nekk nii jàmbatuñu dara amuñu benn signe fi mu nekk nii donc dañuy xaar rek fekk ñaari fan ñu defal leen ay contrôle et que su négatifee ñaari yoon ñu mën leen bàyyi ñu dem mais wax dëgg yàlla jusqu'à aujourd'hui ñëpp ñi ñu laalante wàlluñu kenn ñëpp ñi nga xam ne laalantoon wax dëgg yàlla laalantu maintenant après le contrôle va se faire après am na yeneen contrôle yoo xam ne dina am fan yi ñu dëgmal aar bi moom lay wax saa su nekk maanaam aar bi dafa nekk d'abord aar sa bopp d'abord parce que ku nekk da nga war a aar sa bopp après aar collectif door a ñëw moo tax duñu noppi jamais di leen wax naan fexe leen ba respecter les mesures barrières maanaam takkal sa masque normal te bañ ko di tekki del raxasu saa su nekk te après chaque malade def leen naan et puis ngeen bañ a di dajaloo yéen ñëpp nekkandoo fenn wala di xoolandoo malade wala di waxtaan si loo xam ne amul benn njëriñ daal parce que ñoom ñëpp loolu lañ leen di wax te loolu la ñuy fexee ñoom ñu ngi jéem saa su nekk aussi di koy respecter parce que daal loolu la ñuy fexe pour que vraiment infection bi bañ a law si personnel bi bañ a aussi su lawul si personnel bi xam naa du law si biir kër yi donc loolu la ñuy fexe daal ñu ngi xeex ak ñoom di góorgóorlu pour fexe tout daal ba feebar bi bañ a law. test yi ñuy defee ci Institut Pasteur fan yi am na ci yooyu coow judd na ci ndax erreur yu di njuumte yu ñu ne dafa am loolee ca fan ak it fi nga xamante ne ji moo di ci yeneen i barab laaj bi di ndax jamono ji kon waree surtout gën a bàyyi xel test yooyu nga xam ne ñoo ngi koy def waa ministère de la santé ñoom gis-gis yu ñu ci am moo di lu ni mel léeg-léeg dafay am ci liggéey bi ci jooju la jamono ku xam-xamam màcc jëm ci wàllu épidémiologie moom nee na ak lu mu ci mën di doon daal laboratoire de Institut Pasteur war nañoo leeralal askan wi li xew dëgg-dëgg bu ko defee dara dootul leen ci lënt Mohamed Ali Mouba. buñ sukkandiku ci docteur Ali Zouali Diouf nekk directeur de cabinet ministère de la santé et de l'action sociale yenn erreur yi am ci test yi fële ci Fann ak Madagascar loolu taxul benn yoon ñu jàpp ni Institut Pasteur lu muy def liggéeyam baaxul ndaxte institut de référence mondial la. loolu warul remettre en cause la crédibilité des tests en tout cas à notre niveau remettre en cause crédibilité yi nga xam ne Pasteur mu ngi koy def. lan mooy waral li nu mel kii di professeur Massamba Diouf nekk épidémiologiste jàpp ni léeg-léeg sensibilité test bi mën na indi lu nu mel. waaw effectivement ndax boo gisee test diagnostic dafa am loo xamante ni moom moo koy caractériser. lu ñuy wax sensibilité ak spécificité. sensibilité boobu mooy bu fekkente ne nit ki feebar na test bi wane ne dafa feebar. waaw loolu mooy sensibilité. spécificité bi mooy bu fekkente ne nit ki feebarul benn yoon su ko defee test bi mën a wane ne kii kat feebarul bokkut ci ñi feebar à peu près 80% seen sensibilité noonu lay war a toll donc pour dëggal li ngay wax day mel ni lu tolloog 20% am na sax ñuy wax ne 70% la ci sensibilité bi mais bu ñu majoré woon ba 80% léegi nii dañuy jàpp ne da am 20% yoo xamante ni test bi du leen gis du leen détecté. waaye nag professeur Massamba Diouf jàpp ni fokk waa Pasteur def sortie expliquer nit ñi lu xew. li muy wane rek ne mooy bu fekkente ne loolu tax affaire yi di am xëy na mën nañ ko nangul Institut Pasteur ndax du ci ñoom waaye tant que ñoom génnuñu wax. kenn mënul xam exactement lan mooy du fi. nu mantamel lii mooy gulet kon Institut Pasteur am erreur yi nu mel erreur fële ci Fann ak ci Madagascar ñu def test ba pare lu positif woon biñ ko xoolaatee
mu négatif. wutali diwaanu Kolda ñaari fan ci weeru mars ba suñ junu yàlla tey centre traitement épidémie ba fa nekk lu toll ci juróom-benn fukki doomi aadama ak juróom yu amee coronavirus jot nañu fa jaar fukk ak ñett ca ñoom wér nañu am na it ñeneen ñu fas yéene taxaw ngir jàppale centre boobee moo xam ci jumtuwaay la wala doomi aadama yu fay liggéeyee fàttali na it boobu le centre tàmbali nañ fa li ñu naan prise en charge extra hospitalière Abdoulaye Diallo. bi mbas mi duggee biir Sénégal ba léegi bërëbu fajukaay bu Kolda jot na fi dalal juróom benn fukk ak juróomi aji wopp yi amee coronavirus ci ñooñu fukk ak ñett ñoo jot a wér bay génn docteur Yaya Baldé di ki fi jiite kër docteur yi moo si indi ay leeral. mbas mi fii si Kolda xam nga ne depuis mu commencé ak léegi am nañu juróom benn fukk ak juróom 65 cas lañ am fii ci région bi am na ci ñu wër amoon nañ tamit malade yu jógee Sédhiou parce que fii du malade Kolda rek lañ fi doon fej malade yu njëkk yu amoon Sédhiou fii lañ doon fej am na 9 malades yoo xam ne Sédhiou lañ jógoon fekk ci malade yi fi nekkoon loolu lépp lañ doon fecc fii donc loolu ñu ngi am ñuy wér mais ci diggante bi aussi ñu créé beneen centre boo xam ne ñu ngi ko def ci benn hôtel pour mën a fecc yeneen parce que dafa ëppoon ñëpp mënuñu woon xaj fii te am na ci ñoo xam ne aussi amuñu woon ay signes seen yaram ñooñu la ñu dem ci centre hôtel boobu ñoom am na fukk ak juróom benn yoo xam ne ñu ngi ci centre boobu ñu ngi leen di fecc ñoom tamit. kuréel waa kër docteur yi faj yile aji wopp moo jot ab ndimbal ci wàllu ay docteur ak ay jumtukaay. suñu ministère tamit yokkal nañu ay personnel infirmier médecin ak agent d'hygiène tamit yokk nañ ko parce que xam nga fii ay nit yu néew ñoo doon taxaw fii directeur dafa mujjee jël équipe am diviser ko ñaar ñii mu yóbbu leen ci centre traitement bi ñii def ci service yi mu nekkoon lu métti loo xam ne hôpital mu ko doon jànkonteel donc tey ministère defal ñu jàppale boo xam ne andi na soulagement donc ci personnel bi. ngir yokk kaaraange gi ca hôpital régional bu Kolda bi dalal centre bi nga xam ne fa la ñuy fajee aji wopp yu coronavirus Mame Boye Diao di directeur national des domaines moo fexe ñu tabaxaat ñaari pàcc yu miiru tappaat ba ca boobee hôpital bi nga xam ne ndoxu taw yi ñoo leen daaneeloon na RFM Kolda Abdoulaye Diallo. Abdoulaye tey jii ci altine ji daañu ubbi fële ca Genève juróom-ñaar fukk ak ñetteelu ndaje mi di assemblée mondiale bu organisation mondiale de la santé bu ren bi nag di am ci jamono ju xaw a doy waar bokk na ci jamono jot nit ñaa ngi fexe nu ñu muccee ci coronavirus bi moom organisation mondiale de la santé googeet bari ñu koy sajj xef ci réew bokk na ci Amérique waa Union européenne it bëgg nañu ñu amal évaluation boo xamante ne ji dana leer nañ te du amee benn wata taxes jëme fenn. ngir xam OMS ana yan jéego la teg dëgg-dëgg bi coronavirus bi feeñee ci àdduna ak léegi mu di lool nees koy lijjante Anna Rocha Lita Lopez Faye. ndaje bi nga xamante ne war na tàmbali niki tey jii war na nekk occasion pour boole doole yi ngir xeex jàngoro ji di coronavirus ci tënk loolee la njiital OMS daal di bind niki tey jii ci suba ci page Twitter am. Tedros Adhanom Ghebreyesus nekk doomu Afrique bu njëkk a jiite kuréel googule liñ koy tuumal jamono yi bëri na. Donald Trump njiital États-Unis jàpp ne dafa jege trop réewu Chine te nag anam yi nga xamante ne moom la gérer mbas mi tey na xel loolee waral sax moom Donald Trump jël dogal ajandi lépp lu jëm ci wàllu subvention américaine ci OMS. bu ñu sukkandikoo nag ci yenn expert ay borom xam-xam ci wàllu santé publique mel na ni nag njiital États-Unis xaw na am dëgg ci benn boor surtout nag lu jëm ci wàllu anam yi ñu gérer crise sanitaire bile OMS waroon na gën a gaaw gën a farlu ci xeex bi nu mu ko defee ci atum 2003 jamono épidémie bi di SARS. ndax dafa anticiper woon ci lu jëm ci wàllu information waaye itam ci wàllu action yi loole waral sax jàngoro boobee di SARS dañ ko gaaw a maîtriser juróom-ñetti junni nit dong la laal faat lu gën a néew juróom-ñetti téeméeri nit law ci lu tollook ñaar fukk ak juróom-ñeenti réew wute lool ak lu ñuy dund jamono yi ndax OMS dafa xaar ba Chine daal di ko notifier officiellement cas yi mu njëkk a déclaré ci weeru décembre ngir mën a jëf loolee mu ne woon ci njeexiteelu weeru décembre te mu ne day ci weeru janvier dong la OMS soog a mën a am autorisation ngir yebal ca Pékin benn équipe bu expert boo xamante ne dina dem gëstu xool mbir mi fu mu toll ak lu ci am te bu ñu sukkandikoo sax ci yeneen xibaar nag feebar bile ci weeru novembre la tàmbale feeñ fële ci diwaanu Wuhan wute kon ak li Chine déclaré loole rek day wone yéex gi OMS yéex ci jëf gi beneen problème bi kuréel bi di jànkonteel jamono yi mooy leadership ndax jamono yi du États-Unis rek mooy joxoñ baaraamu tuumal seen njiit waa Union européenne ñoom itam ñu ngi soobu ci mbir mi ndax dañoo fas yéene ci diirug ñaari fan yi nga xamante ne dinañ ko amal ci réunion
teg ci kaw table bi ab résolution ngir ñu mën a ubbi benn enquête indépendante ci anam yi nga xamante ne moom la OMS doxalee ci mbir mi ba mu tàmbalee ak léegi. waaye nag ci yeneen xibaar yi ñu taataan itam texte boobu waxagul ci lu leer kañ la enquête boobee war a tàmbale. Anna Rochalita Lopez Faye jaajëf dellu si fii ci réew mi defu reportage boobu dañ koy jëmee ci dawalkati taxi ndax doon tey jël nañu njiit réew mi jël nay dogal jëm ci mesure yu bari yoo xam ne dafa xawoon a teng tatar ñu daal di koy yolomal terewul ñoom borom taxi yooyu ba léegi ñoo ngeek jaaxle rafetlu nañu it dogal bi ñu jël jëm ci ne léegi may nañu borom taxi bu ne mu yeb lu mat ñetti client Nafissatou si la reportage. moom nag du jël lu ëpp ñaari client ci biir taxeem El Hadj Diop ne xelam dalul ba ne gini si. on n'est pas rassuré à 100% mais fi ñu toll nii nag defe naa lii moo fi sës daal lii moo fi sës parce que pour man jël 2 ak jël 3 yëpp benn la sama xalaat moo doon jël ñu maintenir jël benn boo xamante ne nag koy exiger mu toog si ginnaaw mu am distanciation bi ni wax noonu te bu duggee aussi buy wàcc nga gelé sa oto gelé portière yi gelé waale xaalis bi mu yor doo ko teg. beneen chauffeuru taxi di Aliou Thiam moom itamit xalaat bi ni mel la yor. ci suba nag gis naa taxi yu bëri ñu ngi koy yeb benn gel na ma non doo ko yeb ma ne la non loolu mënu ma koy yeb mi ne ma sa jaay nga koy yeb de ma ne ko ñu ngi koy yeb comme feebar bi dañ ne moom fekkiwul nit ñi ñee koy fekk ji nañ jéem a daw rek kon man instant bi waaw ñaari nit rek lay yeb su ma gisee kenn kii damit ma jël la waaye 3 personnes moom yebaguma ko waaw ñi meeguma de. El Hadj Diop nag moom dañu firnde la gis-gisam. mais quant à jël à 3 personnes ku ne nga war ko geler c'est-à-dire nga war a pomper oto bi ku ne nga pomper ko c'est compliqué à mon niveau c'est inquiétant dalul xel daal waaye nag fii nag boo amul looy def da ngay jàpp ci yàlla rek dénk yàlla bopp xanaa moo fi sës dénk yàlla suñu bopp daal moo fi des. situation bu bees bi nag ngir taximaan yi mel na ni du ñëpp a taamu ndax bëri na ci chauffeur yi nga xamante ne nag ñoom jamono ji li leen yitteel mooy moytandiku fexe ba sori li di jàngoro ji. RFM bitim réew. dellu dalalaat Barthélémy Ngom Barth maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay Mamadou Mohamed. maa gis nga doon jékki-jékkal masque bi. waaw dama ko doon lijjanti gaaw. xam nga nag masque yi dañ ko war a teg ci mesure ndax borom kanam yu ndaw yi ñuy masque ak borom kanam yu mag yi du benn. Cheikh Tidiane Diagne daa sol masque affaire bi débordé fu ne. yaa ko tudd de Barthélémy tontu gàllaaj xibaar bi réew ñu doore ko tolluwaayu Covid-19 mu di coronavirus bi ma ngay gën di law ci réewum Gambie li koy firndeel mooy ñaar fukki nit ak ñeent yu ko fa amee. waaw daanaka nag mbir ma dafa takar naa si foofu la ca Gambie mu di xibaar yu nga xamante ne autorités yi ñoom ñoo ko wax démb ci guddi gi. ca Mauritanie naka noonu it Mohamed Ndiaye am na yeneen ñaar fukk ak ñaari cas yoo nga xamante ni gis nañu ko foofulee ci feebar bi Mauritanie nag ba fii ñu ngi ci juróom-benn fukk ak ñaari cas am nañu it ñeenti nit yu ñàkk seen bakkan ci feebar bule xibaar boobu directeur de la santé publique bu Mauritanie di Sidi Mohamed Zahaf moo ko wax sunu naataango di Mohamed Diop. On a pu réaliser 134 tests et donc parmi les jot nañu amal téeméeri test ak fanweer ak ñeent. donc ce qui porte le nombre de cas ñaar fukk ak ñaar ñoo ci am doomu jàngoro ji. à 62. tax kon lim ak ñi fi am jàngoro ji dem ba juróom-benn fukk ak ñaar. 49 cas. li ñeel ñiy faj nag ñu ngi toll ci ñeent fukki nit ak juróom-ñeent ñu ngi ci kër gi ñu leen di faje. donc parmi les 45. 44 sont ñeent fukki ak ñeent yi sax feebar bi feeñagut noonu ci ñoom waaye dañ leen fa béggandi ci xeex bi nga xam ne nag moom la ñuy xeex feebar bi. notre stratégie de prévention. juróom daal ñoo ci soxla dëgg-dëgg ñu faj leen te taxut ñu nekk ci ay jafe-jafe noonu soxla na ñu faj leen rek tuuti. des signes simples. te yàlla baax na amuñu cas yu métti yoo xam ne day soxla réanimation. et on n'a pas heureusement on n'a pas de cas graves qui nécessitent de la réanimation. kon ma ngoog ñoom nañu laal bant. waaw ñu dem république démocratique bu Congo ay civil yu bari yooyu faat nañu leen ci congu gu amoon fële ca Ituri. waaw daanaka lu ëpp ñaar fukki doomu aadama bokk na ci ay soxna ak ay tout tànk ñoom lañ fa faat ci week-end bile am na sax ay sources yu xibaar ne ñoom jaasi paaka ak arme à feu lañ leen doon faate agence des nations unies mbootaayu xeet yi yëngatu ci wàllum réfugié nee na nag boo xoolee li ko dalee ci atum 2017 ba nëgë ni lu ëpp juróom-ñaari téeméeri nit faat nañu leen foofu la ca Congo lu ci ëpp ci ñoom nag benn milice lañ koy tuumaal mu di milice boo xam ne daal
milice ethnico-religieuse lañ ko mën a tuddee muy la Codeco mu nga xamante ni daal la nee na la ko tax a jóg moo di développement wu Congo waaye faat bakkan ya daal ñoo ca xaw a jaxasoo. Rwanda ki ñu doon wax naan moo doon jël ay kopparam di ko joo ci génocide ba fa mu di fitna ju yéeme woon atum 1994 la ba ñu bari faatu woon ci ka doon def loole maanaam ka doon xambatal ba daal ci gàttal jàpp nañ ko ca France. waaw Félicien Kabuka lay wuyoo moom nag ñaar fukki at ak juróom-benn ngi nii mu doon nëbbatu waaye jàpp nañ ko ca France bu ñu sukkandikoo ci acte d'accusation bu justice internationale bi moom Félicien Kabuka dañ koy tuumal ne moo nekkoon ci gannaaw ña doon def ñaawteef boobule doon utiliser amam ak kopparam ngir di activer ay nit ñuy faat ñi nga xamante ni ñoo di Tutsi ya foofule ca Rwanda loolaa tax ñu teg ko loxo ba jamono jii daal ma nga ca France xool nan la ëllëgam di mujjee Mohamed Ndiaye. maa ngi lay gërëm di la sant Barthélémy Mbissane Ngom. jaajëf. ak RFM kumpa jeex na. Coro News mooy ponk bi ñu jagleel tolluwaayu coronavirus bi ci àdduna bi dañ ci ànd ak Youssouf Bodian. ak téeméer patient ak ñett yu wér ci benn fan Sénégal léegi am na lu ëpp junni nit yoo xamante ni génn nañu hôpital wér nañu ba ñibbi seen kër mu doon kon ci téeméer malade Covid-19 yoo jël ñeent fukki ak ñaar wér nañu. Afrique du Sud dëmb ci dimanche bi wax na ni am na lu ëpp junni ak téeméer cas yu bees mu doon kon bilan bu gën a mag bi feebar bi dooree ca réew ma ba tey gouvernement yi nag am na ay pexe yu bees maanaam ay tests yoo xamante ni ñëpp lañ koy defal lu jege téeméer junni nit bi mbir mi dooree ba léegi testé nañ leen ci Afrique du Sud. réew ma sax jamono yi moom la mbas bi gën a laal ci Afrique ndax tey am na lu ëpp fukk ak juróom junniy nit yu amee feebar bi. Tunisie mi toogoon ay fan te amul ay cas yu bees samedi am na ñaari cas yu bees bi mbir mi doolee ba léegi am nañu lu ëpp junni ak fanweer cas lu ëpp juróom-ñetti téeméer wér nañu ba ñibbi seen kër fu mu toll nii ñu ngi dese lu toll ci téeméer juróom-ñetti fukk ak juróom waaye ci ñoom ñetti kot ñoo tëdd hôpital la ci des ñu ngi seen kër jamono jooju kon Tunisie di xool nu muy def ba dekkalaat tourisme ñu moo tax ñu jël ay mesures yu mag jëm ci hygiène lu ci mel ni désinfecter chambre d'hôtel yi te saa yu touriste génnee chambre yi dina toog ñaari fan laata keneen di fa dugaat ñu yokk ci yeneen mesures yi nga xamante ni ñoom la kër docteur wax ngir ñu moytu wàllante gi. ci bésu tey bi Nigéria mooy réew mi mbas bi gën a laal ci Afrique soowu jant am nañu lu ëpp juróom benn junni cas téeméer ñit juróom-ñetti fukk ak ñaar ñàkk nañ seen bakkan Nigéria sax nee na moom jot na ci Covid organique bi nga xamante ni Madagascar moo koy defar agence bi yor lépp luy agrément ci wàllum garab nee na kon dañ testé garab boobu nga xamante ni kon ca Madagascar la jógee ngir xool ban résultat lay am ci ñi amee coronavirus ca Kenya ñoom it am nañu garab boo xamante ni ay reen lañ ko defaree Gedipex di produit boo xamante ni am nañu poudre waaye tamit crème boo xamante ni kon ñi amee coronavirus nañ ko jëfandikoo ngir am yaakaar wér. ci bésu tey bi Afrique am na lu ëpp 80 000 cas yu coronavirus lu jege ñetti junni nit ñàkk nañ seen bakkan waaye 31 078 mooy lim ñi nga xamante ni wér nañu. soo xoolee mbas bi muy progressé ci Afrique daanaka taxu koo bëri doole soo ko méngalee ak réew wu mel ni États-Unis ñi fa faatu moo ëpp fuuf lim ñi amee coronavirus ci Afrique. ca France ca banlieue bu Angoulême am na ci école yoo xamante ni dañ ko tëjaat ginnaaw bu ñu ko ubbee benn semaine a gi nii li ko waral nee nañu am na ñaari nit yu fa amee coronavirus. décision bi ni mel ñu jël ko ca Nice fi nga xamante ne tamit am na élève bu amee jàngoro ji kon ci bésu tey bi am na juróom-ñaari fukki cas yu bees yu ñu gis ca école yu France yi ndax lu ëpp 40 000 écoles ubbiwaat nañ ko ci réew ma. Italie di réew bu njëkk bu jëloon décision tëj askanam ginnaaw kon bi ñu gisee ay cas coronavirus ñoom door nañu seen ñaareelu phase de confinement boutique yi ubbi na café yi ak restaurant yi naka noonu. Basilique Saint-Pierre bi nga xamante ni ay nit yu bëri ñoo fay dem bés bu nekk ubbi nañ ko ci altine bi waaye fidèle catholique yi faa ñu xaar ba ci kanam laata ñu fay dooraat ay messe. ci njëkkante bi ngir am vaccin bu muccal nit ñi ci coronavirus États-Unis mu ngi ciy wóolu benn doomu Maroc Monsef Salawi moom la Donald Trump tànn ngir mu jiite équipe bi nga xamante ni mooy ut vaccin laata année bi di jeex. scientifique bi nga xamante ne mu ngi am juróom benn fukki at juddoo ca Maroc foofu sax la amee bac laata léegi muy dund diggante États-Unis ak Londres ba fi mu toll nii mu ngi doon liggéey fu mu naan groupe biotechnologie mi nga xamante ne ñoom sax ñu ngi liggéey ca vaccin coronavirus bi nga ko falee kàddu yi mu njëkk a yëkkati nee na xam na ni yëf yi du yomb waaye su ko leeroon ni liñ ko yenn attanu ko du doon nangu li nga xamante ni dénk nañ ko. ci atum 2016 magazine bii di Fortune boole na ko ci juróom fukki personnalités yi nga xamante ni def nañu luy soppi àdduna bi. Monsef Salawi moomulee bokkoon na ci ñi nga xamante ni ñoo liggéeyoon ci vaccin gastro-entérine pour xale yi waaye tamit vaccin bi nga xamante ni mooy tax nit ñi di faggu ci cancer du col de l'utérus.
RFM nit yi yéenekaay yi. Savon de Marseille Alphé seen gamme Opalia seen quincaillerie AAD Abdou Alima Diop ak seen marque de référence Sens ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf diwu dee na ndax xiif neexut a dégg waaye bu ñu moytuwul danañu ko dégg te lépp nag mi ngi nar a tukkee ci fitna ji coronavirus bi indi ci àdduna bi l'observateur nañu ONC yu ci mel ne programme alimentaire mondial waa FAO ak waa UNICEF ñoo ngi yëglu nee nañu coronavirus bi ak li mu yàq ci àdduna bi tax na réew yu bari ci Afrique rawatina yi ci sous-région bi dina fa am ñoo xam ne nit ñi danañu dem ba lu ñu lekk te leen te ci réew yooyee loolee di yoot ci sous-région bi Sénégal bokk na ci fukki millions yi doomi aadama ak ñaar yu nar a ñàkk lu ñu lekk moom la waa PAM programme alimentaire mondial di ragal Jean-Pierre Senghor di secrétaire exécutif conseil national sécurité alimentaire nañu ci biir l'observateur ci diggante weeru juin jàpp août 529 625 ménages nar nañoo dunduk insécurité alimentaire soleil national nañu fii ci Sénégal kilifa yi ñoo ngi seet nu ñu mën a def ba relancer économie nationale bi nga xam ne coronavirus bi da koo gësam bu baax a baax doomi sénégalais ci bitim réew di les sénégalais de la diaspora La Tribune nee nañu ñoom it coronavirus bi sonal na leen bu baax waa Horizon sans frontières weddi nañu li kilifa yu Sénégal yi waxoon ne juróom-ñett fukki sénégalais ak juróom-ñett ñoo faatu ci bitim réew ndax coronavirus bi nee nañu ëpp na ko téeméeri doomi Sénégal ak benn ñoo faatu ci bitim réew ndax coronavirus source waa nañu fii ci réew mi nit ñi ñoo ngi fi dund jaxal na man ndax covid-19 bi ne ci 48 heures yi weesu mu di démb ak bërki démb am nañu ci réew mi 170 cas ca yooyee fukki cas communautaire ak juróom ñongo ca am na it kenn ku ci faatu Vox Populi nañu kookee ci faatu mooy ñaar fukki la doomi aadama ak juróom benn bi faatu ci Sénégal ndax coronavirus bi mi ngi amoon juróom-ñaar fukki ak benn jigéen la woon dëkkoon jàmm gën ci samedi ji ca la faatu waaye démb ci dimanche ji ci la ñu am takk bu wér ci ne dafa corona woon Vox Populi wax ñu ci xëtam mu njëkk ne kii di docteur Pape Moussa Thior wax na démb ci rajo Futur Média ci émission Grand Jury ne coronavirus bi ak ëppal da ci am wax ji bari na ci am na lu ñu ci wax lu ci bokkul ni ñu bëgg a gëmloo ne noonee la coronavirus bi gaaw a wàllante demeewul noonee moom docteur Thior nee na it dogal yi président Macky Sall jël bu yàggul jëm ci woyofal yenn yi lu baax la waaye waru caayam ndax lu ci mel ne état d'urgence bi ñu nekk gisul njariñul di ko continuer mu ne it ñëpp gis nañu ne confinement bi jariñul dara lu jëm ci stigmatisation gi ñuy wax di daw gi ñu daw ñenn ñi ak di leen sajji xef docteur Pape Moussa Thior ne waa ministère de la santé ak communication bi ñu ci def ak ni ñu koy doxale moo waral dawante bi ñu daw dem ci Le Quotidien mi ñu xamal ne UMS di Union des magistrats du Sénégal ànduñu ci dogal bi ministre de la justice jël jëm ci santaane ñu tàmbaliwaat audience publique yi ci tribunal yi waa Union des magistrats du Sénégal nee nañu leen wax yan mesure la ñu leen di gunge ngir wattu seen wér-gu-yaram ak wér-gu-yaramu ñu ñuy àtte bu ñu àttee loolee bu nuppi lijjanti jafe-jafe càkkuteefu Union des magistrats du Sénégal bu nuppi nañu lijjanti ñaxtoog xultu yi ci biir magistrature bi xibaar baa ngi ci xët mu njëkku la Sénégal ay magistrat ñooy sàkk ñu amal conseil supérieur de la magistrature ngir tànn kan mooy wuutu Mamadou Badio Camara ci tooguk premier président bu Cour suprême ndax moom Mamadou Badio Camara retraité na te am na ñu naan dafa bëgg ñu yokkalaat ko yokk googee nag la leen ci magistrat yi di bañ a dégg ndax nee nañu bari nañu ci réew mi ay magistrat yu xerañ yu war a mën a wuutu Mamadou Badio Camara journal L'As wax ñu it ne fukki magistrat ak juróom-benn ci ñoom la ñuy seet kan moo ciy wuutu Mamadou Badio Camara Cheikh Tidiane Coulibaly ak Demba Kandji nag bokk nañu ci ñi ñuy gën a dégg seeni tur ngir ndombal tànku premier président bu Cour suprême diggante Senelec ak Akilee coow laa nga mel ne toolu mbooya ubbil Les Échos waa Sutelec mu di syndicat unique des travailleurs de l'électricité ñoo wàll si ci xeex bi takku ba dëgër fas yéenee xeex lu rëy seen bëgg-bëgg gudd a gàtt moo di contrat bi dox ci diggante Senelec ak Akilee ñu daggal ko ndax nee nañu contrat ba du lu baax jëfi sàcc la jëfi njuuj njaaj la jëfi yàqkat la te it jëfi njublang la waa Sutelec ne bu weesoo contrat 187 milliards bi ñu bëgg a baaxee Akilee am na yeneen ñaari contrat yu ñu bëgg a teg ci loxom bii mi ngi soxal production bi ba ca des soxal distribution bi te loolee ñoom waa Sutelec seen fukki xel xalaatul ñu di ko nangu baa ñuy toog di ko seetaan muy am ca Senelec Les Échos nañu keroog it dégg nañu conseil des investisseurs sénégalais ñuy jàppale Akilee loolee kenn ci ñoom di Abdourahmane Diouf moo ko defoon te mbir yi mujjee na ko wax xat waa CIS nee nañu ànduñu ci ak moom dal nañu ko bu baax a baax Les Échos nañu kuréel gi mu di conseil des investisseurs sénégalais tasar la def jamono ji am kenn ci ñoom patronat bi ku leen wax ne privé national bu fort waruta nangu di bokk ci fu ñuy saax-saaxe ak di fa caxat-caxatee loo xam ne ñépp a ko bokk nañu bokk daje ji ci l'Observateur ay xew-xewi jamono yu yéeme moo fa nekk doore ko la xew ca Kees mu di seen nas ndaw soo xam ne jëkkëram policier la dafa am wujju jàpp doomu wujju yi bëggoon koo pandar ngir mu faatu ca Caaroy moom nit faatu na fa yëral xët mu njëkk l'Observateur ka fa faatu Xadimatu Jàllo la tudd di seen nas ndaw soo xam ne ab dëkkandoom moo jël sombi bu tàng sotti ko mu jaare ca faatu. Savon de Marseille Alphé seen gamme Opalia seen quincaillerie AAD Abdou Alima Diop ak seen marque de référence Sens ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi.
benn waxtu du nar fekk fanweeri minute ak ñaar yegsi nañu ak yéen ci ponk bu mujj bi ci xibaaru digg bëccëg gi moo di gis-gis liñ ci waxtaane tey moo di jàngoro coronavirus gi lëmbi réew mi tax na ñu baree bari ñoo xam ne dañ daan am rendez-vous hôpital dem di faju ji wala ñu fay faral dem ngir seet seen wér-gu-yaram ragal gu leen jàppoo tax na ñemeetuñu faa teg tànk loolee ana lu mu mën a jur ak it nees ko mën a saafara mooy li ñuy waxtaane ci yéen moom la ñuy waxtaane kon ci gis-gis ak suñu gani ñoo ngi ci jokko bi ak docteur Ousmane Gueye directeur bu service national de l'éducation et de l'information pour la santé docteur maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. weneen wàll ñoo ngi ci ak Cheikh Seck coordonnateur bu cadre unitaire des syndicats de la santé pour la justice sociale Cheikh Seck maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Mohamed Ndiaye. baal ma dooree waxtaan wi ak docteur laaj bu njëkk bi mooy ndax constat boobee ñuy wax ak di ko ruumandaat à votre niveau yéen def ngeen ko bu fekkente ne am na ana kon lu ñu def ba yëf yi yegg si foofu mu di nit ñi war a dem faju ji si cause tax ñuy daw hôpital. waaw jërëjëf sëñ Mohamed la ñu mën a wax rek mooy jaajëfal leen. ci thème bi ngeen indi tey muy thème bu am solo. loo xam ne ñun xam nañ ne am na ñu ngi ci waxtaan temps yëpp et ñu ngi koy wax aussi saa yu ñu amee opportunité occasion wax ci moo tax ma lay jaajëfal di nuyu sa auditeurs yi yëpp di nuyu Cheikh Seck bi nekk aussi ci ligne bi di wax ne effectivement li nga wax am na gaa gis nañu léegi fréquentation ci hôpitaux yi centre de santé yi poste de santé yi dafa xaw a wàññeeku te wàññeeku boobu boo xoolee ñi fa daan ñëw amoon rendez-vous di am ay rendez-vous maanaam ñi daan faju ay li ñuy wax pathologie chronique ci wàllu médecine mooy maanaam ñu amee ay tension ay diabète ay problème cardiaque ay problème rénal ak yooyu ñoo daan faral di gën a ñëw hôpital à part boo jëlee affection aiguë mooy loo xam ne dafa la dal léegi rek ñi ñëw faj ko après mu daj mais ñi am pathologie chronique yi ñooy doon faral di gën a ñëw hôpital gis nañ ni nag bi mbir mi commencé ba léegi ñooñu seen ñëw hôpital dafa wàññeeku la ko waral moom mooy xëy na dañoo ragal defe ne bu ñu ñëwee hôpital danañ ci am jàngoro boobu wala bu ñu ñëwee dinañ leen dépister ne leen da ngeen am jàngoro coronavirus alors que ci ñaar yooyu yëpp benn amu ci la ca am solo moom mooy ñi am feebar boobu ñu ngi leen di ñaan ñu continuer di ñëw hôpital wala ñuy jokkoo ak seen médecins yi ñi leen di jox rendez-vous wax leen bés sangam heure sangam ñëw leen hôpital bu ngeen di ñëw nag li valable ci man ak keneen moo valable ci ñoom moo ñu war ñun ñëpp mooy maanaam ñu takk suñu masque yor suñu gel hydroalcoolique wala raxasu ba set yegg si hôpital xàll dëggante yoog nit ñi foofu bañ a am rassemblement defe naa loolu bu ñu ko defee boo ñëwee nag ka ngay fekk foofu ki la war a yor jël en charge tam da nga fekk moom tam mu jël ay matuwaayam yëpp mooy maanaam moom tam takk na masque sol na gant boobaa vraiment je crois que beneen jafe-jafe du am. très bien baal ma dem ci Cheikh. loo gis ne moo koy saafara. Cheikh Seck. waaw ma ne nit ñi nga xamante ne ji dañu daan faral di am rendez-vous hôpital léegi ñemeetuñ faa teg tànk loo gis ne mooy saafara loolu. waaw da nga may permettre rek ma saluer seen auditeurs yi di saluer ñëpp ñi nga xam ni liggéeykatu secteur de la santé ak sociale di nuyu aussi docteur Ousmane Gueye mi nekk service éducation pour la santé di wax ni li ko indi benn bi mën na nekk ragal ak tiitaange ci ñi nga xam ne tey jii dañuy faju parce que nit ki pareen saa yi dinañ yaakaar ne bu ñu ñëwee biir hôpital rek dañuy jàngoro googu da leen di dab te comme jàngoro ji mën naa faat mën na am ay conséquences donc ñu ci bëri loolu day tax aussi duñu ñemee ñëw bon am na ci yenn service ak yenn structure yoo xam ne aussi pratiquement dañoo wàññi aussi seen activité loolu aussi nan ko nangu aussi xëy na nag condition de sécurité yi nga xam ni moo war pour ñu mën a def ko ci malade bi matewul te parfois dama naan nit ki nga préféré moom mu am handicap dundam moo gën tamit muy faatu te am na yenn service yoo xam ni aussi bu yenn condition de sécurité yu réunirul dañuy jël seeni disposition pour yenn malade aussi dina am na ñoo xam ni comme li ma lay wax ay sujet âgé lan ay mag lañu te xam nga malade bi dafa yeb ñoo xam ne ay mag lañu dafa yeb ñoo xam ne aussi dañu am ay maladie chronique mais
aussi gis nañ ni conséquence boobu dem na ci ba ci xale yi nga xam ne waroon nañ leen ñàkk tey jii ñu ci bëri yóbbootuñ seen doom ñu ñàkk leen li ñu ciy tiit moo di ñàkk xale boobu mën na am ay conséquences lu mel ni comme maladie yi nga xam ne tey jii programme élargi de vaccination bi daf ko jàpp mu mel ni ay rougeole xam nga tey jii ngas gi xëj na ak taux de couverture vaccinale bi nu amoon wàññeeku woon na mais bu nu toogee ay période vacciné wuñu liy conséquence bi ci njëkk mooy tey jii bu épidémie bi mën naa jeex ñu dugg ci beneen épidémie muy épidémie rougeole ngas te ku nekk xam na ni ngas mën na indi yeneen i conséquences yoo xam ni ba faatu xale sax mën na cee xaj donc ñuy dénku nit ñi ñu leen mën nañ yóbbu seen doom ñu vacciner maintenant nag il faut que aussi ñooñu mën a surtout autorité ministère yooyu loolu dañ leen ci ñaax ñooñu nga xam ni tey kii wax seen kàddu muy docteur Ousmane Gueye muy waa ministère muy ministre de la santé war nañ ci mën a jël loo xam ni aussi pour sur le plan de la communication ak li nga xam ni aussi mooy mesure de sécurité yi ñu mën a def ci circuit sanitaire pour protéger ñooñu par exemple tey jii am na ñoo xam ne dañuy contact direct ak maladie lu mel ni bébé yi muy sage-femme yi nekk ci maternité yeeg affaire yi dama noonu donc war nañ mën a am ay visière du rek masque kese mais am na ay yeneen genre masque yoo xam ni genre vitre la yooyu mën nañ ko mën a jël di leen taxaw ci wàllu jumtuwaay kii yu doy yi loolu dina mën a permettre ñu mën koo def ak service de rééducation fonctionnelle yi nga xam ne tey jii man xam naa ki dara parce que ci laa nekk donc pour malade yi nga xam ne dañuy am ay AVC te ay mag lañu malade yi nga xam ne am nañ ay problème prostate ñu war a soxla ay rééducation urogénitale ak yooyu xam nga yooyu da ngay contact direct ak malade bi donc yooyu il faut que ñu jël yenn motuwaay yu nu mën a permettre. très bien dina ñëwaat maa ngi ñu des ci sujet bi rek Cheikh yow yaa ngi ci taxaw gi war personnel de santé bi ngir loolu moom lu jaadu la mais ñu ngi woon ci nit ñi nga xamante ne dañuy soxla faju ji daan dem hôpital te léegi ñemeetuñ ko baa boog mënatuñu ko donc dinaa ñëwaat ci yow Cheikh ma jeexale ak docteur Ousmane Gueye est-ce que laaj bi du quelque part ni ñu déserté barabu fajukaay du luñ leen maanaam du loo xamante ne ji situation moo leen ko imposé ma joxe exemple nit ki nga xamante ne dafa dëkk par exemple Kaolack wala Touba di am rendez-vous médical ki koy suivre nekk fii Dakar moo xam privé la wala public ñu tëj yoon yi munta dem munta dëkk kooku xam nga même bu fekkente ne aw yitteem doonul woon déserté hôpital sax far dañ daf mel luñ ko forcé waaw xam nga sëñ Mohamed xam nga loo gis rek contexte boo gis rek nit ki dafay jéem a adapté wu ci contexte bi ba ut yenn xarala yoo xam ne mën na laa dimbali tey nga mën a faju parce que tey jii boo jëlee Sénégal en tout cas peut-être mën naa trompé wu mais boo jëlee Sénégal région yi yëpp am nañu cardiologue boo jëlee Sénégal région yi yëpp am nañu centre de dialyse boo jëlee Sénégal région yi yëpp am nañu pneumologue ak yooyu bon tey jii dañu nekk ci situation boo xam ne vraiment situation bu xaw a jafe la mu am yenn restriction yu ñu indi ci déplacement yi il faudrait que nit ñi adapté wu ci loolu parce que tey jii télémédecine naam développé wul trop Sénégal mais am na ñu koy jëfandikoo tey jii internet bi ñëpp mënuma wax ni ñëpp am nañ ko mais am na ñoo xam ne tey jii war nañu mën a consulter seen médecin ak loolu deuxièmement am na ñoo xam ne mun seen médecin mun na leen réorienter ci région bu ñu nekk ñi dem ñi mën a faju jokkoo ak seen médecin bi nekk Dakar donc am na possibilité yu bare et te lii loo xam ne la interdiction yi c'est pour un temps bien déterminé le temps que virus bi dem parce que ñun ñëpp buñ ci jàppee nangu interdiction yooyu virus bi dem et les choses reviennent à la normale loolu benn la mais je crois que tey jii li war a nekk suñu discours dëgg ci mbir mi moom mooy li ma waxoon ci kàllaam français rek problème pathologie chronique yi maladie bu ñu am benn jeexi jaaxa pour oo seen médecin yi parce que malade boo gis am na numéro téléphone médecin am à moins que mu nekk tey jii benn épisode bu aigu bu la dal loolu bu dee épisode bu aigu bu la dal mën ngaa dem hôpital directement ñu jël la en charge mais bu fekkee du épisode aigu lu mooy rendez-vous la mën ngaa jokkoo ak sa médecin mu wax la na nga war a def ba yegsi ci moom je crois que loolu communication boobu war na mën a am entre médecin yi ak malade yi loolu benn la deuxièmement ñun suñu wàllu bopp dama koy wax ñun tam dañu war a continuer di insister di rappeler population bi ni hôpital du coronavirus kese moo fa nekk mais yeneen service yëpp ñu ngi dox donc war nañu mën a dem ci service yooyu dem faju ji jaajëf docteur waaw dem faju ji beneen aspect bu ma bëgg a wax mooy ci vaccination bi aussi
parce que gis nañu rumeur vaccination coronavirus am na vaccination dañu bëgg a faagaagal africain ak yooyu mu indi psychose ci bopp nit ñi ba de telle sorte que am na ñu commencé retenir seen doom yi ci kër gi ma leen di ñaan nag ni Sénégal dépassé na fu ñuy wax am nañu épidémie rougeole am nañu épidémie polio ak loolu ak yeneen ma leen di ñaan nag muy pap yi muy yaay ñi gëm ni seen service de santé réew mi mënuñoo indi dara loo xam ne dina faagaagal doomu aadama yi fii loolu kenn du ko nangu tey kenn du ko nangu ëllëg te defe naa kenn ñaanul yàlla def loolu sa askan. te médecine sax dafa tege ci éthique ak déontologie quand même. voilà liñ leen di ñaan mooy lenn nañ jël xale yi ku ci sa waxtu ñàkku jot ñu yóbbu leen fu ñu leen di ñàkkee ñu ñàkk leen defe naa loolu moo am solo te loolu dina tax suñu doom yi ñi ànd wér-gu-yaram réew mi bu wér-gu-yaram amee mu gën a mën a développé wu. defe naa tey jii discours boobu la ñu war a mën a tenir à la population muy côté vaccination muy suñu papa yi ak suñu yaay ak suñu mbokk yi yenn feebar yi ñu xam ni hôpital ba léegi faju mu ngi fay am ñi leen di faj ñi ngi foofu ñoom li ci am solo mooy bu ñuy ñëw nañ protégé wu comme ni ñu ko waxee mooy tàkk masque yor seen solution hydroalcoolique ñëw bu ñu ñëwee hôpital tam ñu bañ a booloo loolu bu ñu ko defee vraiment je crois que mbir yi mën na sotti. jërëjëf docteur Ousmane Gueye maa ngi lay gërëm bu baax Cheikh Seck ma jeexalee ak yow dégg nga docteur juñ na ko sànq mais li ci bopp nit ñi moom dugg na ca ba pare laaj bi mooy nees def ba génnee ko ci maanaam ñu bari fi mu ne ragal nañoo dem hôpital ndax dañuy bañ dem fa jàngoro toppee leen fa. sànq wax nga ko ci sa biir yi wax mën na bañ a demee noonu parce que hôpital bari na feebar yu ñu fay faj te kenn du ca wàll morom ja mais noo ñu mën a def fan la ñu mën a jaar ba dugal ci bopp nit ki ci ne même bu coronavirus nekkee suñu biir ñu leen di faj ci hôpitaux yi bu mu tee ku am soxla hôpital dem fa. mooy rôle boobu service éducation pour la santé war a mën a def. spot yi yéen a ngi koy def yéen journalistes yi mën ngeen ci mën a continuer ngeen jàppaluñ ci loolu ministère de la santé aussi ñoom parce que état moo war a rassurer population pour le permettre ñun aussi ñu ngi koy def parce que ñun aussi am na ay temps suñuy malade daf doon daw suñu service mais aussi dinañ leen expliquer ne amul benn risque par rapport à ça donc pour mën leen a faj da may may rek Mohamed dafa am lu ma doon wax sànq mooy tey ji même ci biir sécurité boobu tey ji gis nañ ni sax par exemple da ngay def consultation nga war a am 15 malades wala 20 malades mais pratiquement doo am ay draps yu doy dañoo demandé woon ci structure yi ñu indi les draps jetables mooy yi nga xam ne ay genre papier la nga xam ni bu ñu paree dinañ ko dindi bu ko defee malade bi du tëdd ci benn drap keneen di ñëwaat di tëdd ci beneen drap parce que mënoo ko stériliser beneen bi ma war a ñëw moo di conséquences yi nga xam ne sur le plan de la prise en charge et du fonctionnement wu service yi daf ciy feeñ moo di tey jii hôpital ku nekk xam na ni pratiquement bu amee budget wu par exemple 8 milliards état bi li mu koy joxe subvention presque ay 1 milliard 500 la ça veut dire que li ci des yëpp hôpital bi moo koy uti ndaxte hôpital bi am na presque 80% wala 70% de son personnel boo xam ne moo koy fayal boppam parce que du na ay fonctionnaires mais ñooñu nag bu fekkee ni par exemple hôpital bi amul fréquentation xaalis bi dootul mat ba nga xam ni bu weer deewee dañuy am problème pour mën a fay salaire yi ñu yaakaar ni état bu waree dimbal parce que dañ ni dafa am impact kooku benn impact la sur le plan prise en charge ci fonctionnement service yi ma yaakaar ni état bu nee ni dinaa dimbale entreprise yi à hauteur de 200 milliards état wax ni aussi génn na 51 milliards pour subventionner ñi nga xam ni ñooy hôteliers yi ba ci yéen ñi nga xam ne yéen a yer communication mu ne day yokk seen subvention ñun jusqu'à présent ñu ngi laaj ne état bi compte tenu du fait que dañ daan prévoir recette ci mois yi mais loolu amuñu ko au moins état mën nañu defal subvention d'équilibre ñaareel bi aussi état bi yoral nañu bor Cheikh baal ma mais Cheikh yaa ngi ci revendication yi ñun dañoo nekk ci nit ñi ragal dem hôpital nu ñuy def ba loolu dañ seen xel mais li nga may wax nii Cheikh bëgg naa loolu ñu waxtaane ko ndax it toll nañu foo xamante ne ji moom lu waay yor war koo mën a jox personnel médical bi ndax fi mu ne ku ne xam nañu coono bi ñuy daj mais boo génnee sujet bi rek les gens vont me taper sur les génnuñu sujet bi dama lay leeral pourquoi mën génnuma sujet bi baal ma leeral déedéet Cheikh malheureusement waxtu yu jot nañu malheureusement parce que xaalis boobu mooy tax ñu mën a faj maladie bu xaalis amul mënuñu faj maladie nga baal ma ci wax ji Mohamed amul problème boo amul xaalis doo mën a jël en charge correctement tey ji boo amul xaalis mënoo joxe dépense sa kër bu correct loolu laa la bëgg wax dama ni la du revendication Cheikh Seck du xaalis bu ma demandé dama ni état bi moo war a yokk subvention wu hôpitaux yi comme amatuñu moyen pour mën a fonctionner du problème salaire yi kese hôpitaux yi pour ñu jënd ay garab il faut que ñu am xaalis recette moo amatul d'accord mais est-ce que loolu am na rapport ak nit ñi ñemeetut a dem hôpital non mais am na rapport tey jii nit ñi bu ñu ñëwul hôpital tey jii dama ne la hôpital ci boppam pour mu mën a fonctionner il faut que mu am moyen
moyens yooyu ci maladie yi ñëw di faju ñoom ñooy fay loolu ñuy fay ci la ñuy def mais maladie ñëwatuñu donc recettes yooyu dootul ñëw. donc ña fa nekk di faju dootuñu am xaalis leen mën a jël en charge. maanaam seen ragal la ñëw hôpital conséquences yi dafa dem sax ba ci. dafay recettes yi amatul. ok très bien donc tey boo prévoir woon par exemple nga ni 100000 laay am war ci jënd par exemple ay garab dootoo ko mën a jënd parce que dootul matale. ok maa ngi soo comprendre fi ngay waxee. jërëjëf Cheikh jërëjëf maa ngi koy gërëm bu baax a baax ci noonee mu doon leerale mooy Cheikh Seck coordonnateur bu cadre unitaire des syndicats de la santé pour la justice sociale docteur Ousmane Gueye moo ko jiitu woon ci waxtaan yi mooy directeur service national de l'éducation et de l'information pour la santé gërëm leen ci ànd bi ak rajo Futur Média mu ne woon gis-gis ne woon xibaaru digg bëccëg gi ne woon Mamadou Mohamed Ndiaye ci kàddu gi Abdoulaye Diop moo fare woon ci machine bi réalisation Alaaji Ndiogou Diène régisseur d'antenne pod Pape Oumar Diaw jaa ngeen jëf ci kanam tuuti di ngeen ànd ak soxna Aminata